ñuy seen njaboot ñii di ay kilifa fa ñu ne ñëw teew si mbir mi ndax rafetlu li nga xamee ne ministre def na ko ànd ci ak le président la kon ñun dañ lay nuyu di jël sunu nuyoo di ko teg sa loxo nga tegal ñu ko si la ko président de la République monsieur Macky Sall di wax ne li nga def ci dossier bi ñun xam nañ parce que bés bu ne ñu waxtaane ko ba nga xamee ne liñ ci def yëpp liñ ko diligenté yëpp xam nañ ko bon ñu toogee fii jël si kàddu foog ñu gërëm la sant la ci liñ ci def parce que dañuy wax ne nit lépp bu nekkee alul na ko gërëm a coy bon bu ñu amee tey lii naam buñ ne yaakaar moom sax mais jox na dafa jox bu rafet war nga ci sant yàlla ak ni nga ko joxe moo tax ñu sant la gërëm yàlla na yàlla fay la ci loolu. amiin amiin amiin. di ñaan ñi nga xam ne ñoom la ko yàlla jagleen ñu muurloo. amiin amiin. ànd ak moom lu yàgg kii daf may wax léegi papa conseil coutumier ñu ko falee léegi yàgg na mu ne ma góor ga am ci 100 ans naka ñuy sant yàlla. par le conseil coutumier nga dem ba am 100 ans loolu jar na sant yàlla. bon yàlla nañu ma fàtte góor bi jàpp. amiin amiin. ñëpp ñu bokk ko ak suñuy njaboot ak ñëpp. di wax ne nag ñi ñu àndal ñëpp ñu fekk ñu fi ñu ngi leen di remercier parce que nit amul lu dul lii parce que mënoon nañu fay nekk fi 6 personnes rek ñëw fekk fi gouverneur ñëw fekk fi ministre waaye nag suñuy mbokk yëpp dañuy ànd ak ñun ñëw wane ne li ñu def kontaan nañ ci am nañ ci mbégte loolu nag bu amee ñun ñii dañ leen di sant ñoo gërëm leen yàlla yàlla fay nañ ñoo monsieur le ministre daal mu gudd mu gàtt kontaan nañ ci li nga xamee ne taxawu nga ko sunu mbir mi li si des di la wax ne Gansé ci boppam wax na ma léegi moom li mu ci def waaye wax na ma li mu ci def liñ ci def ëpp liñ ci def yow moo ëpp bon yow moom ngërëmam si yow la ko teg yow lay gërëm yow lay sant bon si baatam moom ñu ngi lay gërëm di la sant ak bon parce que waxaat na ma ko léegi si biir saa dama gërëmal ma le ministre de l'Intérieur ndax diligenté na problème bi lu ma ko ci wax incha macha allah defal la bon nag ñu ngi lay sant di la gërëm parce que cancer mën na la wax nga di ko jox rendez-vous di ko jox rendez-vous ba nga xamee ne balaa ñu cee jot mën na am macha allah waaye nag yàlla def na li mu la wax yëpp ànd nga ci ak moom defar ko ba mu sot bon nag kontaan nañu bu baax bëgg nañu ñii ñaan yàlla yàlla defal ñu ko muy jàmm. amiin amiin jàmm Sénégal la. amiin amiin amiin. ñu ñaan jàmm si Sénégal. amiin ñu ngi jëm ci ay élection yàlla na ko yàlla ser. amiin yàlla na yàlla may kàntan. amiin bu lëndee ñëpp xëy seen bureau liggéey si jàmm ak salaam. amiin amiin yàlla mën na ko. amiin yàlla nañ ko yàlla defal. ñu ngi fi leen ñëpp. di nuyu bu baax nag monsieur le gouverneur. parce que problème bu ñu am mu dugg gouvernance taxaw na ci ba nga xamee ne macha allah. waaw bon nag bu ñu nekkee ay conseil coutumier ñu def ni auprès de monsieur le gouverneur dañ ciy sant yàlla parce que koy collaborer te amagu leen benn lu leen lié bu ñu demee ba yàlla am loo xam ne moo leen lié administrativement dañ ciy sant yàlla bon monsieur le gouverneur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm macha allah. mu dugg ci juróom benn dignitaire man miy wax nag saltige Mamadou Mbeng lañ may wax dëkk Yoff di président comité pilotage des 121 villages lébu cër boobu nag grand sëriñ moo ko amal ak imam ratib ak dignitaire lébu yi ne dañu bëgg a boole mbokk gi mu gën a ratax gën a jëm kanam biñ ko xalaatee tëral ko ñu dénk ma ko en tant que ndaw ma di leen demal ci village yi ñu sant yàlla ci daje bi ñaanal ministre bi comme ni ko sunu kilifa waxee buñ ko ñaanalee tamit ñu ngi ñaanal le président de la république président Macky Sall yàlla na ko yàlla dolli jàmm li mu mébét ci Sénégal bëgg ko yéene ko yàlla na ko yàlla mottali te ñu fekke lépp te ànd ak moom ñaanal suñuy kilifa
muy grand sëriñ ak imam ratib ak nday njàmbur ak suñu kilifa yi ñu toogal tey dañu def lu am solo ci communauté bi mooy fexe ba les 121 villages léebu lu xew jandeer xew jalaaw xew tëngéej ñépp koy yëgandoo loolu lébu gi yàgg na fi mais loolu mosul am loolu moo jur tey lii kon ñu ngi siy sant yàlla au nom des récipiendaires yi defe naa bi ñu ko tànnee ñépp ko rafetlu bu doon benn tamit ñépp koy rafetlu parce que communauté lébu benn bopp la ñun ñëpp ñoo bokk ay maam bokk fii ba jandeer ñoo bokk lépp kon bu doon benn cërit ñun ñëpp ay sant ala rawati mu nekk juróom benn cër ñu doxalee ko niñ ko doxale ñu ngi siy sant yàlla te liñ si mébét bëgg ko si yàlla na ko yàlla mottali delloo ngeen buum si mbooy gi parce que nii la état doon defar suñuy maam ak suñuy baay mooy jox leen cër ñu séq réew mi di ko doxal di leen si jàppale ba liñ si mébét ñu mën ko mottali vision boobu nag bu président Macky Sall ñëwee am ko commencé di yaxal loolu du ñu mën lu dul ñaanal ko yàlla taxaw si wetam jàppale ko kon ñu ngi siy sant yàlla ki ngeen ñu boole nag muy gouverneur de Dakar ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu nit ndey njàmb wax na ko léegi vraiment ku am ouverture la jafe-jafe bu ñu am si communauté lébu bu ñu demee daf ñuy ubbil buntam ñu waxtaanee ak moom la mu sa war a taxaw mu taxaw tey ala rawati comme ni ko ndey njàmb waxee tey ngeen gën a yaxal loolu kon ñu ngi siy sant yàlla sant kilifa yi yëpp ñaanal élection yi comme ni ko sunu kilifa ñaane yàlla nañ si dugg ak jàmm ak salaam liñ si mébét bëgg ko si président bëgg ko si yàlla na ko si yàlla defal parce que ñu ni suñuy kilifa yoo wax lébu kilifa du contre boor ñun suñuy maam loolu lañ dégg ñu di ko wax suñuy bàyyi di ko wax ñun duñu contre boor dañuy ànd ak boog jàppale ko ba yàlla jeexal mission am keneen bu ñëwee ñu ànd ak moom jàppale ko loolu mooy suñu yéene kilifa yi ñun seen njaboot tamit lu ñu joxoñ si la ñuy ànd te xam nañ seen joxoñ tey kon ñun ñëpp si loolu lañ ànd si loolu la ñuy dox ñaan yàlla na yàlla dolli jàmm waaye monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal yàlla dolli la kantal li nga jublu ni mooy élection yi yàlla defal la si ndox mu sedd guy ba mu ñu xëyee comme ni ko suñu kilifa ñaane ñëpp xëy dem liggéey ñaanal grand sëriñ David bu baax kilifa gu baax la kilifa gu am ouverture la suñu at soriyaate na ak ñoom waaye lépp lu xew dinañu oo ñun ñëpp ñu waxtaane ko xam lan lañ si war a doxal kon kooku tamit foo ñu ñaanal ko yàlla ak kilifa yi mu ko seqal yëpp salaamaaleykum ngeen baal ñu wax salaam. fàttali li nga xamante ni moom mooy digal li jóge woon ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall nga xamante ni dafa fonk aada fonk cosaanu suñu réew fonk tamit valeur yi nga xamante ni moom mooy kennu suñu réew mooy kennu suñu société ndax ku ne xam na ni réew moom bu demee ba ay valeur am réer ko réew moom du xamati fu mu jëm ndokk yàlla nag bi nga xamante ni dañu am ay kilifa yoo xamante ni saa yu nekk ñu ñuy teg ci yoon waaye ñu ñuy fàttali saa yu fàttali jotee te yaakaar naa du ma sañ imam toog may fàttali yenn yi waaye yaakaar naa Alxuraan wax na ni fàttali leen dem fàttali day jariñ kon loolu lañ ci jublu woon Ndakaaru nag dafa am particularité bi mooy dafa am nu muy doxee ni muy doxee autorité administrative muy gouverneur wala préfet wala sous-préfet wala ministre mënu koo doxal mukk lu dul ni dafa fexe ba lëkkaloo waaye di diisoo ak di ànd laata muy dogal ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy kilifa Ndakaaru te communauté lébu xañ na ñi nga xamul mais organisation bi ñu am daf lay sax yéem bu ñu la expliquer bu baax ni ñuy doxee am nañ démocratie interne waaye tamit am na ay règles yoo xamante ni saa yu coow walla problème sax jógee ñoom xam nañ nan la ñuy dox
wax ko ba régler ko. Donc li tubaab di wax mécanisme de régulation am nañ nu ñuy fexe ba dara du yëngatu même bu coow amee dinañ xam nan la ñuy jokkalante dans les grandes familles, mais également ñi nga xamante ni ñooy seen ay ndaw ci pénc mi ak ñi fa takk ndombo tànk borom ndombo tànk yépp ak ndombo baat yi ku ci ne am na ñiy tàmbalee ci jeunes yi ba ci mag ñi dans toutes les stratifications sociales classe yépp ku ne am na représentant. loolu nag yaakaar naa nit yi xamewuñ ko noonu xamewuñ organisation parfaite bi nekk ci collectivité lébu. loolu nag bu fekkente ni dafa am ci gox nga yor benn pouvoir boo xamante ni dafay jóge ci état waroo dogal dara jëmale ci ñoom te diisoo woo ak ñoom. d'ailleurs ñoom dañ la koy yombal mais boo ko deful sa liggéey mën na sooxe kon gouverneur am conseiller coutumier bu koy xelal di ko taxaw kooku dafa jaadu diggante administration ak collectivité lébu waaw te loolu buñ ko deful mën na indi jafe-jafe président nag dafa xam loolu xam bu baax yitte waaye tamit dayoo bi nga xamante ni moom la collectivité lébu yeyoo ku ne xam na ni fii ku fi ñëw lébu yi ñoom ñoo la dalal ndax seen yaatu ndax tamit seen bëgg gan waaye tamit seen xam teranga ba ñépp daw si wut si Ndakaaru ou bien même dans la grande région du Cap-Vert dem ba Joal loolu nag tey jaadu woon na président ni ñu gaawantu góorgóorlu ba fexe liggéey ak grand sëriñ waaye liggéey tamit ak gouverneur ba tànn ñi nga xamante ni saa su nekk gouverneur daf leen di consulter di laaj seen xalaat ci lépp lu jëm ci ni Ndakaaru di doxee ndax tey su weesoo sax collectivité lébu am na ay question am ay xalaat yoo xamante ni dina ko soxla même ci yeneen collectivités yi ndaxte ki nga xamante dañuy wax ni ki la njëkk ci néeg moo la gën a xam la fa nekk ba waral na même ñi nga xamante ni dañu ñëw ñu mel ni man jógee boor yi Bawol ñëw Ndakaaru ñu dalal ñu yaatal ñu am na ay question yoo xamante ni bu demee damay joxe rek benn exemple Pàkku Lambaay bi ku ne xam na implication bi ci collectivité lébu am ku ne xam na cosaan li ku ne xam na suuf si fi mu jógee même question yooyu pour régler ko sax dafay aaju nga laaj ci xalaatu ñi nga xamante ni ñoom ñooy dignitaire collectivité lébu loolu nag ñi ngi koy jaarale ci conseillers coutumiers yi di ci diisoo ak ñoom ndax ñoom ñoo xam histoire bi mais ñoom ñoo xam vécu bi ñoom ñoo ko dund li fi jaar yépp ñoom ñoo ko xam ba tax na njariñ lay doon ci état doon njariñ ci Ndakaaru waaye doon njariñ ci askan bi yépp ngir avant ñuy jël décision ñu laaj leen ci seen xalaat laaj leen ci ay tegtal laaj leen ci tamit yoon wi ñu war a jaar ba réeroo du ci am loolu mooy li nga xamante ni dafa soxal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall di ànd tamit ci ñaan yi nga xamante ni bawoo na fi jëm ci ay élections yu apaisées ba su dimanche ñu def ko ci jàmm xëy altine incha allah liggéey ci jàmm Sénégal noonu la bindoo comme li ñuy wax benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar mën naa wuute waaye jëmu ak bëgg Sénégal gi yaakaar naa ku ñu xar sa xol di nga ci fekk sénégalais moom mën nañ ko waxal lépp ba mu des bëgg réew kon loolu moo doon kaddu yi ma leen di sant bu baax ci teewaay bi di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullah. Son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, remercier très sincèrement cette forte délégation à la tête de laquelle nous pouvons citer à la fois l'imam Ratib de Dakar, imam Moussa Samb, mais également le représentant du grand Serigne de Dakar empêché pour des raisons de santé, Monsieur Aliou Dior Gueye. De la même manière également que nous remercions pour son discours plein de sens, mais aussi plein de rappels, le représentant qui a parlé au nom de tous les autres récipiendaires, le saltigué Mamadou Mbengue. J'ai rappelé tantôt l'importance que revêt la concertation dans nos valeurs traditionnelles.
Et Dakar a une histoire toute particulière parce qu'elle a été habitée avant tout le monde par la communauté Lébou. Sous ce rapport, il est extrêmement important de la part des autorités administratives qui exercent au nom de l'État de recourir au conseil avisé des dignitaires de la dite collectivité. C'est tout le sens qu'il faut donner à la nomination des conseillers coutumiers auprès du gouverneur. Je disais tantôt également qu'au-delà de la collectivité Lébou, Dakar est aujourd'hui composé de populations venant des différents horizons du pays. Elle est cosmopolite, cette population. Et avec le vécu, mais l'expérience de la dite collectivité, il sera important, même au-delà des questions qui intéressent les Lébous, que le gouverneur les consulte pour les autres communautés qui vivent en parfaite harmonie. Donc, c'est une excellente décision et ça, il ne peut en être autrement. Et nous saluons l'implication de cette collectivité, toujours dans la recherche de la paix, mais également pour son hospitalité légendaire qui aura permis l'installation des autres Sénégalais, mais également des étrangers même qui vivent parmi nous. Ce sont ces quelques mots de remerciement que je voudrais ici tenir en guise de témoignage de la solidarité agissante dont a toujours fait montre cette collectivité envers les autres Sénégalais. Nous nous dirigeons après une campagne électorale tout à fait civilisée, mais marquée par des déclarations, certes, sous le sceau de différences entre les différentes listes en compétition, mais qui ne sauraient diviser les Sénégalais entre eux. Nous constituons un même peuple avec un même but et animés d'une même foi. Et sous ce rapport, ces élections devront confirmer la tradition démocratique connue de notre peuple qui consiste avec conscience à exercer son droit civique et puis la vie va continuer tranquillement pour le bonheur de tous les Sénégalais. Je réitère l'appel à un scrutin apaisé où chacun devra exprimer son choix, mais dans le respect et la considération de l'autre. C'est ces quelques mots que je voudrais prononcer et vous remercie encore au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, de votre aimable attention, mais aussi de votre déplacement. Merci. Def ci étape bi ci topp mooy joxe officiellement certificat yi ak carte de conseiller coutumier yi. Ñu ngi tàmbalee ci représentant Grand Serigne de Dakar muy Aliya Dior Gueye. Mamadou Thiaw. Saltigué waaw.
topp mooy monsieur Samba Gor Gueye. Alaaji président Frank. Mamadou Thianar Ndoye. Mamadou Mbengue. xam naa bala ñuy yëkkati jataay bi imam dinañ ko joxaat kàddu xam naa mu defalaat ñu ñaan tamit incha allah. dara mayu leen ko diine moo leen ko may. lu tax diine may ñu ko parce que du benn këru diine boo xamee ne bi mooy jubal waa Ndakaaru ci diine. waa Ndakaaru kenn dugalu leen ci diine. waa Ndakaaru bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di dund ci la ñu bokk ci diine. ña ñu yabaloon Éthiopie dañ fa fekk ay sénégalais yooyu ñoo tuub indi diine ji fii. te nag diine li mu santaane ku ci nekk di nga mën a jaar fi nga bëgg a yegg. li salaati maahiyatun dañuy wax ne julli dafa am le pourquoi dafa am lu tax ñuy julli. as-salaatu tanhaa anil fahshaa'i wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax foo waxee ñu ne cam lu bon lu nekk julli da koy tere. te nit a ngi julli te julleegul. lu tax julleegul parce que jombagul dara te nit feex amul lu muy jomb rek bokkagul ci diine. nit day am lu muy jomb. loolu la yàlla defaloon mag ñi jànguñu woon lu dul jeex du xàcc. lu tuuti lañu jàngoon mais seen jaamu yàlla moo leen yeggal fi ñu yegg. ñi fi ñëw tarixa lañ fi indi Alaaji Malick tarixa la indi fii ci Ndakaaru bi mu ñëwee dafa fekk Ndakaaru am ay jàkk te maam Limaam moo ko mag. maam Limaam moo mag Alaaji Malick maam Alaaji Malick moo mag Serigne Touba.
biñ ñëwee fii dañ fi fekk ay jàkk mais tarixa lañ ñu andil ñun duñu ay tuubeen te nag ku ne ci diine jëfandikoo diine di nga xam fi nga war a yegg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu musaana julli ba pare dañuy dem daarul arqam ku jàng ku nekk xam ne daarul arqam fa lañ daan defare nit ñi ñun lébu jàkk ju nekk day am pénc parce que pénc bi si la ñu doxale lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu solidarité ak lu jëm ci wàllu social pénc moo koy dox tubaab yi biñ fi ñëwee fu ne lañ fa jaar ku nekk xam ne fooru tubaab mooy diviser pour régner mais bi ñu yëg seen Ndakaaru mënuñu ko am lu tax parce que kenn du décider les dignitaires kenn ku nekk responsabilité bi ñu la dénk yaa koy yor yaa ciy wax bu ñu waxee ba d'accord bind la ñu bind loolu mooy la ñuy doxal moo tax sëriñ Ndakaaru moom mooy ki nga xamee ne moom la ñuy booleeg état du ñëpp ñooy dem ci état sëriñ Ndakaaru moo ñuy demal ci état moo tax bokkul ak nit ñi ndomb parce que day wax te kuy wax bëgguñu nga juum moo tax ndomb baat lay am ñi ci des ndombu tànk la ñuy am wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu bi maana kunu yaddan waxida wa qalban waxidatan wa tamassaku bi diinillah takunu ixwanan ahibba itisam la yàlla santaane waxul ne jàpp leen dana ngoy leen yéen xam ngeen luy ngoy ki ngoy am na lu muy ragal bu rëccee rek am na fu muy daanu moo tax yàlla ne waxul ne jàpp leen dana ngoy leen ci buum gii mooy buum googu mooy diine lislaam ku ci ngoy wommatu ci di nga yegg fi nga jëm mag ñi tuuti lañ daan jàng yegg ci yàlla parce que am na loo xam ne lii kenn du ko jàng li ñuy wax diine li ñuy wax xam-xam kenn du ko jàng ilham lay doon dañ la koy sol kan moo la koy sol borom bi tabaraka wa taala da ngay bind ba mu fees di wax la nga doon bind doo ci wax dara orientation yi ku la koy defal yàlla moo laan waxal li loolu ci lislaam rek la ko nit mën a amee ku bokkul ci lislaam mënoo ko am te ci loolu ci la nit di amee taqwallah mooy tax nit am lu muy jomb bu nit jombul rek bokkul ku dul jomb bokkuloo kon loolu mooy li ñu may li ñu am saltige moomuñu jaraaf moomuñu sëriñ Ndakaaru moomuñu imaam moomuñu xaadim moomuñu kenn ci ñoom moomul kenn sa morom wax ba d'accord jubboo ñu bind li ñu bind ne di ñu ne loolu la ñuy def tubaab yi bi ñu fi ñëwee loolu lañ fi fekk moo tax ñoom ñoo wax ne fii république lébu bi ñuy am république ba France amagu ko lébu yi bi ñuy am république lébu booba tubaab yi amaguñu république kon yàgg nañ ci lii te nag dara may ñu ko nekk ci lislaam moo ñu ko may ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di am yaakaar ci yéen di leen xamal ne ñun coutumier du ñu contre état coutumier du contre état mais nag su état deful la ko war ci digganteem ak moom am nañu lu ñu man de loolu la ñuy def salaamaaleykum wa rahmatullah dañuy ñaanaat ci ban jàngat lañ jàngoon du jooy di wax dëgg yàlla man sama soñoon sax fii laay yendu man di la gis dafa neex kon ñu jàng la ñu jàngoon salaatul fatihi fatiha kursi qul wallahu ahad qul a'uuzu bi rabbil falaq qul a'uuzu bi rabbin nas salaatul fatihi def ko hadiyatu rasul yàlla defal ñu tawfiqul ilahi lépp lu nu bëgg rek yàlla def ci tawfiqul ilahi bi barakati nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa
bismillahi rahmaani rahim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñoo ngi nuyoo bu baax di ziar ñu ngi fii tey aljuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juillet ci ministère de l'intérieur 4e étage àndoon ak délégation Thiaroye nag bi président Samba Ngor Gueye jiite ci ndogalu yàlla ak kàttanam ak mbaaxam ñu ñëwoon fi tey si cër wala ndombal tànk bi nga xamante président de la république la jógee jaar ci ministère de l'intérieur ba ci gouverneur de la région de Dakar bi nga xam moom lañ leen booleel cër ba sunu maam ja amoon sunu baay ba Alsaan Diop Ndambaaw cër ba sunu baay ba amoon baay Alaaji Abdoulaye Gueye Maymuna cër boobu la ko état du Sénégal delloo tey muy président des frères de Thiaroye-sur-Mer mu ànd nag ak délégation bi mu àndal Pape Assane Mbaye nekk secrétaire généralu Frey Alaaji Ab Samba Diop mu sunu baay Biram Koddu Doudou Ndoy Medoune Sall mu sunu baay Samba Ngor Sall Mamadou Ndiir ak Baye Moussa Niang bi nga xam moo doon àndal ak sunu wéjur wii ci ginnaaw président Frey Tëngéej mu ñëw wéttalinu ci délégation bi nee na ndax nee na moom sax ci délégation Thiaroye la bokk ñoo ngi koy ziar bu baax itam di ko jaajëfal di ñaan yàlla rek borom bi subhanahu wa taala ci lii nga xamee defal nag président Samba Ngor mu mérité ko lool nag Thiaroye gépp bëgg ci tey ndax engagement am ndax bëgg a Thiaroye-am damay wax toujours ne ba mu jógee banque mondiale yàlla jox cër bi mu ko jox mu liggéey fa la mu fa war a liggéey bi mu waree ñëw noppalaku mag ñi ci seen kàddu bi bàyyi Thérèse noppalakoo ñu jël cër bépp jox ko moom waaye fu mag ñu yóbbu woon Frey te yóbbu na ko fu ko raw loolu moo ko may cër bi mu am tey koy ñoo ngi koy ñaanal géey affaire bi yàlla cëram bi yàlla na oyof guy ci moom mu bokk ka nag ak Thiaroye gépp nag ndax ndamal waa Thiaroye du ndamam moom sax loolu lay wax nee na lii ma am nii du man kese maa tax ma am ko waaye liggéey boo xamante ni équipe bi ma àndal di Frey ak engagement bi nu am jàppale ma moo tax ma am lii ma am tey kon ñun ñëpp si turu Frey ci sama kàddu ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla oyofal lépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na kër jukk yàlla na jik Thiaroye barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam président jërëjëf kay kontaan nañ trop kàddu gaangoo auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi commencé di sant déjà ñii nu àndal ñuy Frey Thiaroye ñu ngi jëkkee sant gi si Abdoulaye Makhtar Diop mi nga xam ne moo initié lii delloowaat Thiaroye cër bu fi amoon bu yàgg te ñu ñàkkoon ko mu indiwaat ko teg ko suñu loxo ñu ngi sant aussi président de la république mi ko nangul cër bii jaarale ko si ministère de l'intérieur ba tey ñu mën a def réception bu rëy fii ci 4e étage du ministère de l'intérieur dëkki Lebu yi bari na si région du Cap-Vert 140 et quelques kii la dëkk village si village yooyu juróom-benn nit lañ si jël ñu am titre conseil coutumier yooyu donc loolu lu rëy la ñu jël benn cër bi jagal ko waa Thiaroye donc vraiment ñun ñu ngi kontaan trop si cër bi ñu jox mais cër boobu doonul woon ami mukk bu fekkul woon ne ñi nekk sama ginnaaw ànd ak man di liggéey guddeeg bëccëg ñoonu permettre ñu am résultat yi ñu am tey si Frey yi si Thiaroye résultat yooyu nag moo nu may li ñu andi ba fii résultat yi ñëpp xam nañ ko Thiaroye yi moom presque xale yi fa nekkoon tout formé nañ leen déggoo nañoo ak 3FPT ba mu décaissé lu mat 130 millions pour que xale yi Thiaroye yëpp ñu formé leen taxawal nañ fa préo boo xam ne bi kenn foogu ko woon parce que bi ñuy jël Frey Thiaroye budget bi eggul woon 300 000 wala si la yemoon léegi préo bi def nañ si lu ëpp 12 millions formation jeune boobu ñu def si plus de 100 millions donc vraiment résultat yu tangible yooyu ñu am moo tax ñu agsi fii ñu agsi résultat boobu nag kenn nit mënu kaa andi ñii jàppoo sama ginnaaw ñëpp di liggéey boo xam ne amul benn sikka ñoo tax ñu agsi foofu te liggéey Frey yemul sax si tabax ay nit ay former ay nit mais boo leen xam bu nit ñi xamoon famille yi nekk Thiaroye te dëngoo te ñun ñëpp ñu ànd dem jubbanti ko ba famille yooyu di dox normalement loolu rek doy na satisfaction pour ñun donc ñun ñi ñu jëkk sant mooy ñu waa Thiaroye ñi nga xam ne ñoo ñu teg fii ñu nekk ba mën a doxal lu ñu indi ba fii ñu ngi sant ñëpp ñu ngi sant kilifay Thiaroye
ñu ngi sant population bi Thiaroye ñu ngi sant jeunes yi Thiaroye yi nga xam ne ñoo ñu jàppale si liggéey bi ñu liggéey ba si fii ñu ngi sant ñëpp vraiment je vous remercie beaucoup merci. man Medoune Sall maa ngi tudd Medoune Sall di président de quai de pêche de Thiaroye-sur-Mer di membre des frais de Thiaroye-sur-Mer Samba Ngor mii tey jii ndomba gën ko takkal da kaa mérité te da kaa yor parce que Samba Ngor mii Guèye la sant bokk si Guèye nag Dakar ñoom ñooy boo fa sëriñ Dakaru Mamadou Guèye mooy maamam Ndey Ciil Guèye moo jur maamam mu jur ko kon Samba Ngor bu ñëwee tey jii yàlla def Ablaye Matar mi nga xam ne ñoom waa ngeen ñooy koy boofal buy nekk sëriñ Dakaru tey jii mu booleeka ñi nga xam ne bokk na ñi nga xam ne conseil coutumier la nekk dañuy wax alhamdulilah kon nag delloo na mbattu sa ndaa la ñu ngi lay gërëm di la sant ndax mérité nga ko bàyyi nga sa temps bépp ak yëpp di gërëm waa Thiaroye yëpp di gërëm délégation yëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam di yëkkati ay kàddu rek man maay Assane Mbaye secrétaire général des frères de Thiaroye-sur-Mer di sant yàlla nag si cër bi nga xamante ni jox nañ ko Thiaroye mu nekk ñetteelu cër parce que am na ku ko wax léegi conseil coutumier sunu wéyjur Baye Alaaji Alsaan Diop lañ ko njëkk a takkal Thiaroye bi yàlla weddee sunu wéyjur Alaaji Abdoulaye Guèye Ndambaaw nekk ko ba tey jii monsieur le président de la République jaale ko si grand serigne ak gouverneur ak ministre de l'intérieur ñu jox ko Alaaji Samba Ngor Guèye mu nekk nag mbégte si ñun ñi nga xamante ni ñooy liggéey nag moom si fere Thiaroye géej cër bi nag Thiaroye ko moom di ko delloo njukkal bu baax a baax di ñaan yàlla itam yal na yàlla def cër bi mu nekk njëglaay si moom mu liggéey si liggéey bu am solo te lépp nekk wërsëgu Thiaroye wax na ko léegi benn lam du yëngu dafa ànd ak mbooloo mu ko jàppal pour mu liggéey waaye te ne bateau itam buy dox day am capitaine bu dëgër yàlla dafa tax taxawaayam moo mel noonu parce que njiit moo gis rek na mu mel association ba mu yor noonu lay mel yàlla may na ko dal yàlla may na ko xam-xam yàlla may na ko mu njaboote ñëpp ñu ñëpp kontaan nañ si cër bi yàlla na yàlla def jàmm defal ko Thiaroye defal ko réew mi bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam président kontaan bu baax a baax. di sant yàlla bu baax julli ci yont bi di bég lool ci jataay bi man day waxaat ñaare du bëri wax waaye du tooy ñu féddali li nga xam ne moom la fi ñëpp wax ndax mooy dëgg dañu naan daal lii mérite la te mérite bi kenn moomu ko ku dul El Hadj Samba Ngor Guèye mii ñun ñi ànd ak moom di fray Thiaroye gëm nañu ne kii ku bëgg Thiaroye la ku am vision la ku gëm boppam ndax ñun ñi muy àndal am nañ jotu sax léeg-léeg tëdd nelaw mbaa ñu toog ak suñu famille waaye moom talu ka parce que il est toujours interpellé toujours ñu ngi koy sollicité moo xam état bi ko sollicité moo xam waa mbokki dëkk bi population bi ba tax na toogatul nelawatul lépp ngir bëgg Thiaroye ngir bëgg lu mu jublu mu réussir te mu ngi koy dox mu ngi réussir kon yàlla na ko yàlla lafal cet yàlla na ko yàlla doole jàppale ndomba tànk bii nag Thiaroye géej gépp comme ni ko ñuy waxee ñoo ko moom ndam la ndax moom kat dafa sonn kur Thiaroye liggéey bu rëy dafa liggéey loo xam ne mag ñi seen xalaat mosu sa dem téye na Thiaroye au sec yóbbu ko ba ca kaw ba fi mu toll nii sax dañu naan est-ce que nit mën na ko remplacer ndax mérite bi ak fi mu taxaw kon yàlla na ko yàlla jàppale lafal ko cet dolli ndam Thiaroye ci barke Seydina Mohamed gërëm nañ ci président de la République gërëm nañ ministre de l'intérieur gërëm nañ Abdoulaye Matar Diop ak le gouverneur alhamdulilah jërëjëf